asalaamaaleykum mbokki internet bu Guédiawaye Info ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey ñi ngi ñëw seet si koo xamante ni mun naan kenn doot ko présenté ci làmb parce que bu ñu tudd promoteur yi fi nekk dañ ko ciy lim mu nekk un Baol nekk tamit un grand promoteur boo xamante ne actuellement mi ngi def la fierté des Baol-Baolois parce que durant bi mu duggee ci làmb yëpp lépp lu mu yëngu rek mi ngi ciy mettre en exergue li nga xamante ne mooy image bu Baol te mu doon le grand Assane moom lañ seet si Assane bu Baol production fas yéene waxtaan ak moom ci làmb situation làmb ci affiche yi nga xamante ne monté woon na ko booba léegi tey li nga xamante ne mooy mbas mi daat koy tënk waxtaan moom également ci li nga xamante ne mooy situation mooy relation bi ak mbëru Baol yi li nga xamante ne aussi mooy situation làmb ji comme ni ma ko waxee ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu doogoo tàbbi ci waxtaan bi grand bi ñu ngi lay nuyu. waaw Thiandoum maa ngi lay fay di nuyu sa caméraman di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan Guédiawaye Info di nuyu waa diaspora bi di sant yàlla bu baax nag di julli yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur ñi ngi sant Serigne Touba bu wér di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission bi di leen jaajëfal. alors bu ñu nee Assane ñu daan ni promoteur bu mag boo xam te ràññee nañ ko ci làmb ji grand Assane lan moo ko booleeg tëgg làmb. waaw sant yàlla rek ndax ñu ngi ciy bëgg a def ay fan le 28 mai 2004 ak 2021 ay fan la. kon xam naa ne am nañ ci expérience xam nañ ci fi ñuy aw loolu kay dañ ciy gën a sant yàlla bu baax nag li tax nag buñ nee làmb ak Assane Ndiaye Baol xam nga ñun dañu nekkoon ay amateur di dem làmb chaque jour Iba Mar Diop di dem làmb chaque jour Iba Mar Diop Assane Diouf ba 2003 ñu ne nañ tëgg mbapat Assane Diouf ñu tëgg mbapat 2003 ba mu jeex 2004 ñu dugg ci làmb simple foofu nag lañu virusu làmb duggee ay mbër yu mag tey yi ñuy dégg ci xam nga làmb ji ba ci ay Balla Gaye ay Tapha Tine ay Modou Lo et cetera ñoom ñëpp bëri nañ sama mbapat Assane Diouf xam nga seq nañoo ak ñoom géewu Assane Diouf muy lu rafet xam nga loolu gën ñu pousser gën ñu dugg ñuy organiser ay événements macha allah biñ ci duggee ba tey nag yàlla mi ngi ci dimbale yàlla mi ngi ci suturaal biñ ci duggee ba tey arrière ñu yàlla dañu jàppale at buñ dugg rek yàlla jàppale ñu yàlla suturaal ñu jox amateurs yi luñ soxla waaw. comme ni nga waxee am nga ci expérience mais bu ñu xoolee tamit pratiquement bi nga duggee ci làmb ba léegi combat yi ngay tëgg wala say journée wala ni ngay doxee ci làmb comportement à chaque fois da ngay mettre accent ci Baol yi nga doon lan mooy expliquer loolu. waaw non Baol yi. ay mbër lañ am na ñoo xam ne ay mbër lañ am na ñoo xam ne ay amateur lañ suñu xasee tëgg làmb maanaam dafay am côté boo xam ne ñoom dañuy xam ne dañuy dawal wàllu sportif xam ne ñun promoteur lañ boo ko amatul lenn lu ñu war ci làmb ji lu tëgg làmb mu pare mu jeex suñ paree si làmb ji nag ñu delluwaat ak ñoom suñuy mbokk suñuy xarit suñ lépp am nañ droit aussi nag suñ tëggut ñun ku leen tëgg ñu faral leen ndax nag lu waaye di wuyoo da koy niru ndax bu ñuy tëgg bu ñuy woote Baol ñu am ay mbëri Baol ñu tëgg leen faralul leen rek kon li ñuy wax nekkul ci ñun wax dëgg yàlla bu ñu leen tëggul kuñ ci tëgg dañ lay faral ba yàlla di def la muy def après ñun ay sportif lañ suñ paree nag garaawul quoi ñu xam ne ñun ñëpp benn lañ ñu bokkaat làmb ji waaw non moom kay lu mu laaj ndax am na foo yoon mayatuñu ñuy wàcc ci géew di xam nga di def yoo xam ne naka sudu noonu la bu ñuy farak yow it mën nañ farak yow ci suñu xol farak yow foo xamante ne bii da nga koy xam ñun ñu xam ko mais duñ ko fësal nga am na yoo xam ne nag am na loolu boo ko dee présenté yëfu kilifa da ngay doxal yëfu kilifa waaw. drapeau madame Aïda Mbodj nga yàgg di ko def des années et des années seen relation yéen ñaar. waaw maman Aïda Mbodj kooku dama ciy sawar a wax kooku sama yaay la ndax ba muy metti moom kese laa gis 2004 ñu def première édition drapeau Aïda Mbodj mu nekk 2004 diggante Tapha Tine ak Talla Gaynde ba 2020 ñi ngi koy def corona bi moo tax 2020 bi amul ñëpp xam nañ loolu mais yaakaar naa ne ñu ngi ci 16e édition su ma juumul di 15e édition loolu yaakaar naa ne nit defagu ko si làmb ji 15 drapeau bu ne am na fi mais 15 drapeau Aïda Mbodj rek moo ko fi am ci benn nit su neexee ñoog moom la su naqaree ñoog moom la suñu yaay la te jël nañu ne aussi def ñu comme doom suñu amee lu ñu metti dinañ ko wax ko bu nit bëggee ci ñun dara mu jafe sax soo ko jaaree si Aïda Mbodj mu yomb
comprendre nga moom it même chose kon diggante yaay la ak doom drapeau Aïda Mbodj kese laay dugg sama kër sama yaay laaj ma drapeau Aïda Mbodj kañ la kon loolu dafa dem ba seqatuñu ay làmb daal moom xam na loolu sax waaw bu yàgg. comme ni nga ko waxee rek nga am relation bu mucc ayib ak ñi nga xamante ne mooy littéru Bawol yi tey bu ñu xoolee ngeen am benn champion Tapha Tine bu ñu ko xoolee ci wàllu morphologie wàllu dayo ci xadar bi ci xeex bi lépp am na lu mën a ub làmb mais à chaque fois yoon bu bëri ay jafe-jafe tey en tant que yow nga nekk Bawol nekk expérimenté ci làmb lan nga gis ne moo ko manqué pour mu ub làmb. waaw non xam nga làmb day dox te man wóor na mën a rek Tapha dina mujjee làmb ji xale la am na doole mën naa bëree mais làmb nag moo demee noonu xam nga yoonu ndaw aussi du gaaw Tapha Tine tey ji bu demee ba bëreeg roi des arènes dem ba bëreeg lutteurs yi fi nekk yëpp kon amatul lu muy prouver lenn rek la deseel waa Bawol muy jël couronne roi des arènes bi yóbbu leen ko te am nañ ci yaakaar si kàttanu yàlla Tapha Tine dina yóbbu roi des arènes Bawol waaw. am na solo récemment tamit ñu daal di gis li nga xamante ne mooy ministère des sports ñu jël benn somme daal di koy considérer comme benn appui daal leen di épaulé jàppale leen ci combat yi nga xamante ne tëggoon ngeen ko te mu mujj am ay jafe-jafe li ko waral mooy mbas mi nan nga gisee appui boobu ba xam jot nga sa wàll tamit. waaw dañ koy remercier monsieur le ministre Matar Ba suñu amoon ñetti nit rek yu mel ni moom ci sport kon Sénégal dépassé na fii ci sport waxu làmb nag dama ko jëlale lépp luy doxal làmb mi ngi ci lépp luy dimbale nit luy jàppale doomu aadama si làmb mu ngi ci bu sañan tey jii ni benn promoteur du am problème bu sañan tey jii ni làmb mi ngi dox bu sañan tey chaque dimanche làmb am loolu moom xam naa ko te bëgg na Sénégal bëgg koo xam ne ni mu téye làmb wallaayil asim yàgg naa ci làmb de ministre yu bëri fekk nañ ma fi mais ni mu def ci làmb musuma gis ku ko def ni mu jàppalee promoteur li mu aidé ci ay promoteur musuma gis doomu aadama def ko mbas mi bi mu amee ñun séentuñu woon sax dara yàlla xam na ko ñëpp xam na dafa metti mais nit dina bëgg a def sorti nit dina bëgg a wax sax su xelam nekkee si Matar Ba mu bàyyi ndax cër bi mu ñu jox ndax respect bi mu ñu jox ba léegi gisagoo benn promoteur di def sorti promoteur vrai génn def sorti di ŋàññ état wala muy ŋàññ ministre sport doo ko gis ndax relation bi ñu am ak moom la jàpp nañu ñun ñu jàpp ko ku mel ni moom daal si gàttal amagul ci sport waaw. mais pour revenir ci somme boobu ñu jël la leen ko alloué pour jàppale leen comme jafe-jafe yi ngeen dund ci durant mbas mi est-ce que am ngeen satisfaction. waaw leen woon lu ëpp loolu. xam nga loolu moom daf ko jël ci budget moom ministre sport jox ñu ko bokkut ak li nga xam ne lii si état la jógee loolu mi ngi ciy dox pour état jàppale promoteurs yi boo xoolee combat yi ñuy régulariser bu nee semaine de combat ak suba la combat ak même pas 10 jours la combat ñooñu ñi defan seeni fere ba pare la yaramam daw mu jël ay 2 millions jox leen muy loo xam ne acte bu nice muy acte yoo xam ne képp kuy ne ci làmb ji rek rafetlu nga ko ñi nga xam ne def nañ ko seen wërsëg nekk jot nañ ko ñi nga xam ne taxawal nañ ay combat financé defal nañ ay budget jox leen ko ñoom it ñi ngi xaar maanaam daal ku mel ni moom mosuñu ko gis ci sport wallahi non chapeau 100% gay. alors Assane bu ñu xoolee tamit tëgg làmb à chaque fois ñu ci mel ni man ak ñeneen dañuy jàpp ne dafa xaw a compliqué promoteur nan lay organiser woo ba mën a génn ci lim tëgg mën a am revenu ba am te doon na ko ci xaar. non xam nga promoteur dafa metti ku dul gor rek mënu ko gor mooy mu metti mu noppi mu neex mu noppi mais làmb ji tey ñi ci ëpp coow ëpp ci ay wax defuñu ci dara seen dërëm dugg ci mais ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey déggoo leen ñu wax ñi nga xam ne ñoo jox amateur lañ soxla déggoo leen ñu coow benn yoon mais saa bu liggéey jotee dinañ liggéey saa bu tëgg événement yu neex jotee dinañ ko tëgg jox ko waa diaspora bi jox ko événement yi jox ko amateur yi wallahi lazim. am na solo ñu revenir rek ci affiche yi nga xamante ne moom nga taxawal mun nañ lim pas mal d'affiches ku ci mel ni Mbaye Guèye ak Mame Balla Fils de Balla ak Général Malika mais récemment ñu gis diggante Général Malika ak Fils de Balla mu xaw am coow sa digganteeg mbër bi nga xamante ne mooy Fils de Balla am ay sorties yu muy def di wane ne tey rafetlu li nga xamante ne noonu ngay doxalee ak moom. waaw xam nga booy boobu sax man bëgguma ci yéen sax wax mais comme def na 2 sorties génn wax rek
am na ñoo xam ne faaw ñu dégg beneen version bi ni mu tëddee may xamal Sénégal yëpp maak moom amuñu benn problème yaa ngi dégg liñ séq maak moom mooy tëgg làmb bu à part tëgg làmb jeexee diggante frère la ak frère bi ma ko tëggee dama waxaaleeg ménageur am ba juboo jox ko 50% deseelu ma ko 100 francs ndax booy bi xam naa ko xam naa ban ko am comportement la yor nit bu nekkee ci benn milieu am na ñoo xam ne te ni bu jëflanteeg ñoom rek day def li ko ci war pare ci bi ma ko tëggee jox naa ko 50% deseelu ma ko 100 francs ban avance am mat na. ba avance am mat amul def lenn waxaal nag ménageur am yëkkati xaaju avance bi jox ko jàpp sama date CNG def contrat ñu signé ma signé li ma la si leeral mooy maag moom séquñu dara li ma war a séq ak moom CNG laa ko séqal jox naa ko avance am reliquat dinaa ko yóbbu CNG lépp lu mu si wax nag dana ma tooñ dégg naa muy wax am yu wax yoo xam ne mi ngi koy wax di ko dépassé mais du mag moom man sama bët jël na ko lu mu doon wax suba ba ngoon du ma ko tontu beneen bi est-ce que dégg nga fi benn mbër bu coow naan ay buñ ma fayaatu du ma bëre loolu xel nangu ko ñu ngi la jox avance jox say morom avance li yàllay dogal yàlla dogal ko dal ko ci kaw ñëpp accepté ko man bu ma sañan tëgg naa ko seeti leneen mu seeti leneen mais kon waneel ab yar waneel am jikkooy am kilifa bul la dékk micro nga wax lu rafet ci doomu aadama yi ndax du tey kese suba am na après suba am na te nag nit ñi ñu ngi koy seetaan nit ñaa ngi koy diglu nit ñaa ngi koy gis mais boo waxee waxi yenn yi ba am na ñoo xamante ne bi sax dootuñu la ñimee tëgg wala dootuñu jëmale sax benn affaire ci yow yaa yàq sa bopp mais man ba may tëgg làmb boobu moom waxagul sax waxu dugg ci làmb ji kon na arrêté yi muy def bu fekkee am na ay kilifa nañ wax ak moom ndax nit da ngay am kilifa gone da ngay am jox nit cër su ma séq nag moom dara wala ma ameel ko dara su ko neexee mën naa wax mais maa ngi moom séquñu lu dul ma tëgg ko mu bëreel ma ku nekk dem loolu laa séq ak moom général bi muy bëreel déggoo ko mu wax déggoo keneen wax déggoo si làmb ji keneen wax ki ma si gën a bett nag mooy paate bi nekk école de lutte Mor Fadam dégg naa ko muy wax naan xale yi bu leen fayaat duñ bëre fan la teg loolu kilifa buy wax day wax waxi kilifa fay xale yi problème am du promoteur bi du CNG du kenn ñëpp taxaw mu naan xale yaa ngi sama ginnaaw bu leen fay duñ bëre war na wax loolu. nga xawul yërëm xale yi situation. lu mu leen yërëm xale yi ay doomi jàmbur la ñun ay doomi jàmbur lañ na xam lu yàlla dogal mais ku mel ni paate moom man dama yaakaar na moom xalaatam dépassé na foofu wallahi al asim bi ma déggee mu wax loolu man damaa ruus daf maa bett xale boo nekkee moom da nga koy wax dëgg boo taxawee na buñ ma fay duñ bëre te wallahi al asim buñ bëree lu promoteur bi dootuñu bëre kon kilifa war nay xool bu li muy wax lii dina am wala du am mu soog ko wax buñ bëreewulul promoteur bi dootuñu bëre ci àdduna contrat lañ signé ku bëreewul nag ku amul contrat ak kenn nit jox la xaalis ngeen am contrat moral kooku bu la neexee nga génn ci mais contrat bu CNG xas signé kooku moom da nga koy bëre ala kulli al wala dootoo bëre na nga xam loolu te nag mënoo làq doom dóor doom loolu mënul nekk ñun ñëpp ay sénégalais lañ nan yéenante jàmmoo yaa ngi dégg wax bu neex sax sarax la gis nga man bi ma jotee 2 millions yi ñu wax Matar Ndiaye mën na ma seere Abdoulaye Ndiaye mën na ma seere keneen ak keneen mën na ma seere dama ne 2 millions su ma ko jotee pël bu rafet mën na ma seere ma ne ko su ma jotee xaalis bi xale yi ma jox avance ñëpp dama leen koy partager dama leen di may genn wàll gi te noonu laa def wallahi azim am na sama benn collègue kanji dama ko woo ma ne ko dinaa la jox xaalis nga jox ko Fils de Balla woo pël ne ko dinaa la jox xaalis nga joxal ma ko général Malick moom mu génn di wax di xasaate non ku loo génn di la woo di la xas di la def ay problème di nga jël sa xaalis di ko may. am na loo ko doon waajal mais mere ko moo tax defoo ko. wallahi asim jël naa ko ba joxe ko ci enveloppe ban war ko jox mu génn di wax waxi bizarre wax ju ñaaw ma jëlaat sama xaalis nit boo koy dimbale da nga koy dimbale ci yar ak ay teggin bëgguma ci seen wax mais dama bëgg sax ñu jàll si leneen ndax duma ak moom quoi. mais
Assane d'après li nga expliqué mun nañ jàpp sa digganteeg moom comme benn malentendu du réeroo lan nga jàpp ne moo mën a régler situation comme moom jàpp la dañ ko war a fayaat te yow gis nga ne avance bi nga ko joxoon ci la war a toog ba mu bëree. yow mii di wax sax jarul loolu nga may laaj sax jarul nga ma koy laaj ndax bi nga ko laajee leeral nga ko bi mu njëkkee def sorti man avant may wax commentaire yi ñoo ko ne sa waay demal nga bëre ji man liir naa commentaire ñoo ko ne demal nga bëre ji mënoo yor avance jàmbur naan buñ ma fayaatul doo bëre loolu amul fenn loolu jarul ma si tontu sax ñi nga xam ne ñooy suivre émission bi mën nañ ci tontu ay kilifaam mën nañ tontu ménageur mën nañ tontu loolu amul fenn voilà. non day bëre lenn moo mën a am si àdduna ma bàyyi combat bi man te sañatuma ko sax bàyyi ndax dama ko signé contrat ak CNG lenn mooy am ma yóbbu reliquat ñu bëre na toog ci ngorom rek moo gën. alors Assane comme ni nga ko waxee rek nga yàgg ci làmb donc am ci vécu am ci expérience nga yàgg tëgg ay làmb depuis ñun ba ñu nekk tout tànk sax vraiment ñun naw la ci comportement mosul am benn problème mais ces dernières années mel ni say affaire dañ ci nemmeeku yenn coow li récemment gis nañ sa diggante ak Mame Balla ak ménager am tey si autour de Fils de Balla lan mooy problème bi réellement. non Mame Balla c'est mon fils sama doom la moom xaalis la bëggoon ba mu ko jotee la ci pare dama yàgg ak ñoom xam leen yaa ngi dégg wax naa ak man après. si sutura ma wax ak moom sutura ma génn xaalis jox ko ba léegi làmb amul su ma neexan toog ne damay xaar corona bi jeex coow loo mu mën a dégg nag si kàttanu yàlla wallaahi asim du ma tooñ kenn du ma jël sama xaalis jox la nag walbati ku toppaat ci yow di daw du ma ko def loolu rek la mais du ma tooñ nit lu ma la war a jox dama la koy jox loo ma war a jox nga jox ma ko ku nekk dem. dafa mel ni xaalis daa sax seen xol. dañ bëgg xaalis moom xaalis rek lañ bëgg mais xaalis dafa am fooy toll da nga koy am fooy toll doo ko am te événementiel boo koy def ak ki nga xam ne yéen a ko seq foog ngeen di comprendre loolu rek la mais làmb ju may tëgg si kàttanu yàlla événement laa koy def du ma défendre sax ci grand combat bi wallahi lazim dinaa ci toftal 5 grands combats. ak grand combat bi muy 6 grand combat ak combat 4 combat yu ndaw su bii demul ak bee dem ndax amateur dama leen fonk diaspora bi seetaan dama leen fonk kon lépp lu may def rek dama koy teg si yoon wallahi la si. la fuite des partenaires sponsors yi xaw a daw partenaires yi est-ce que am na lu mu pénaliser ci sa liggéey. waaw man moom ñi may liggéeyal ñëpp sponsors yi ma doon liggéeyal ba léegi ñu ngi toog di ma xaar mais buñ gisee bunt rek gis solution rek incha allah dinañ commencé waat. pour dem ndax xam nañ li may def man sponsor buy liggéey ak man dama lay jox li nga soxla ba kontaan ca signature contrat ba ca spot publicité ca flyers ca xam nga publicité yi ci rajo yi lépp dama koy def avant lamb ji dama leen koy jox bañ bëgg ndax événement kenn waru koo defantu événement lañ wax da nga koy togg ba mu ñor pour jox ko ñiy seetaan soo ko defee ak sponsor yi ngay yéen soxla doo am problème ak ñoom. Ouais. reprise lamb nekk actuellement en actualité le sujet bi nekk principal discussion mooy huis clos mooy équation mag bi ñi d'accord nañ ñi d'accorduñu ba ci mbëri sax lan nga ci wax. non huis clos mën na am huis clos mën na am combat yu neex day tax ñu am combat yu neex mën na nekk ci kaw aussi état bi jàpp ci état bi teg ci loxo pour ñu def huis clos mais bu ci état jàpp tegu si loxo duñ ko def ndax kenn du jël sa xaalis di ko sànni mais nag bu ci état jàppee dina tax ñu tëgg combat yu baax yu neex def huis clos mbër yu bëre ñu nekk ci seen kër yi toog seetaan ko ñu nekk ci diaspora bi nekk ci stress ñu seetaan ko dootuñu am benn problème. état bu ci jàppee souvent pratiquement ci béy ngeen doon yaakaar pour am benn revenu lan mooy doon seen source de revenu bu ci état bi jàppee en huis clos. waaw état maanaam bu ci jàppee dañuy toog ak ñoom waxtaan ci ne ko nii ak nii nga siy jàppee. te état xam na huis clos yi lépp loo xamante ne mi ngi waaj a am Sénégal rek état xam na ni mu koy defee loolu laa bëgg nga xam lépp loo gis ñu waxtaanee ñii détaillé ci rek état trouvé na ko ba toog di xaar lu leer laa lay wax. alors ñu wax ci dernier point bi avant de terminer ñu gis récemment nga daal di investir dans l' espace médiatique taxawal Baol TV daal di dugg ci li nga xamante ne mooy langue site internet yi Assane lan mooy objectif bi nga taxawal Baol TV. waaw man lépp lu ma def rek Baol la tudd ba li may liggéey sax. feeraay bi may def sax Baol la tudd damay jaay fer bu bees ak bu màgget comprendre nga Baol dama ko bëgg sama xol li tax ma indi def benn groupe média tudde ko Baol TV
dama gis ne mën na yokk ci làmb dara rek ay doomu aadama di ci liggéey ñu xarañ di ci liggéey ñu mel ni pël bu rafet ñoom Kader Ibrahima Seck et cetera ñu bëri di si jàpp tey jii su ma defutoon loolu ñooñ lan la ñuy def feneen la ñuy dem comprendre nga ñu ngi ci suñu xel mu ngi ci leneen pour lépp luñ mën a def pour Sénégal yokku làmb yokku dañ koy def incha allah. am na solo le mot de la fin. waaw sant sénégalais yëpp di leen wax ñoom ñëpp fépp sénégalais nekk rek maa ngi leen di ñaanal atum jàmm atum naataange di leen wax bonne heureuse année feebar bi fi nekk yàlla na ko fi yàlla jëlee képp koo xam ne am nga problème yàlla na ko fi yàlla jëlee képp ku nekk ci ay xat-xat yàlla na ko ci yàlla génnee ñaanal Sénégal yàlla def ci jàmm di féliciter nag suñ ministre des sports Matar Ba ñaanal ko li mu dëgmal yàlla sottal ko yàlla suturaal ko bu baax a baax a baax maa ngi nuyu képp kuy famille lamb rek maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal atum jàmm jaajëf. voilà mi ngi noonu très cher internaute mu doonoon le grand promoteur Assane Ndiaye bu Baol production tey li waraloon déplacement mooy ñëw am sa version des faits ginnaaw différent bi doxoon digganteem ak benn litre boo xam te ne engagé na ko mu doon waxtaan bu am solo une décision boo xam te ne di autour de laquelle leer na ay points yu bëri comme ni ko waxee sànq rek tey mënuñu wax làmb te duñ tudd Baol bu ñu nee le grand champion Tapha Tine celui qui a frôlé le titre du roi des arènes fa la soxee ko tey le grand Assane aussi def liggéey bu am solo ci làmb ji donc di ko sant di ko gërëm ci disponibilité également di sant tamit suma consoeur pël bu rafet parce que lépp moom moo ko démarché tey ba mu yemb di sant tous les fidèles internautes de la diaspora ku ci mel ni waa France le grand Boubacara ñu ngi koy bëggee di bëggee donc Aïda Sall la fidèles internautes waa Espagne maa ngi bëggee le grand Baye Góor le grand Ousseynou Dia le grand Alamda di bëggee aussi Alex depuis Brésil Salif depuis Italie di bëggee tous les fidèles internautes de la diaspora di bëggee aussi le grand technicien l'omniprésent Bekay Koundoul merci